dafay wax ni xol bu sedd doy na ñaan waaye di jiital ci nuyoo bi ak sant bi kilifaam moom di sunu kilifa muy Seydi Mouhamadul Moustapha Sy moom xam na ni moom mii toog xam na ni place publique bi suñ ko tuddee waajuram it alalu Seydi Mouhamadul Moustapha Sy la ndax lépp lu mu jur lew na ko loolu la yàlla dogal di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla aar yal na ko yàlla làq fa yàq yëgul ah gis nga lii monsieur le maire ngeen tuddee ko Serigne Moustapha Sy dafa waxoon suñu la joxoñee nag wële ni la yaa ko moom jëmmi joxoñ bi bu la doyul suñu reyoon nag bi fees ko jox la kat du la doy kon jëmmi place publique bi góor gi Modou Aram lañ ko tuddee ñoom jàpp nañu ni lañu ko tuddee mënuñu koo lim ndax it nag waaye jiitu na ko fi te yàlla dogalu ko ci ayam mu nekkoon chef de quartier boo xam ni buñ ko tuddee mbir mën naa wax ni chef de quartier yépp lañ ko tuddee li tax mu nekkoon seen njiit te xëy na yëguñu fuñ ko jéppi woon loolu la yàlla dogal kon chef de quartier yi toog yépp lii seen alal la waaye mag ñi nekk ci quartier bi mi ngi wax ni mi ngi leen di ziar te di leen nuyu ndax it nag xëy na ndaw yi ñoo ko xamul waaye moom mag ñi la woon démb kon nag loolu ñu xam ni alal la boo xam ni al tur la boo xam ni sag la boo xam ni ñépp la ko defal képp kuy mag ci quartier bi loolu it la yàlla dogal ñu ngi ko ci sant it di ko ci gërëm bu baax a baax ah moom de dafa mel ni xëy na su ma dee lim sax damay juum ndax jigéen ñee kenn desul ndax bàjjen day ami ma nga fa ak ñoom bàjjen yandeek ñi ñu àndal ñëpp di wax ni rek ci turam mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëmit ñëpp mi ngi ñaan yàlla aussi yàlla na la yàlla dimbali ba nga àggaleeg sa sago yan wi ñu la yan dolli ko ci yan wi ñu la yanoon xel mu dal rek lañ ci am bu ko defee nga ànd kook ñu ngi ko bokkal ñëpp ndax it nag am na loo xam ni ku ko am Serigne Moustapha Sy moo ko waxoon mu ne am na loo xam ni ku ko am ak am na koo xam ni ku ko am ñaar waratul ci yow hésitation waratul ci yow sentiment de peur waratul ci yow loolu ñu ngi la koy ñaanal ak ñi nga am su ko defee daal moom li mu tuddoon ëpp na ko li mu bëggoon ñu waxal ko ko mënuñu ko tudd sunu làmmiñ waaye mu leen di xamal rek bég na di sant aussi sunu waajur yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier bi kenn desul di ñaan yàlla lépp loo xam ni sumb ngeen ko rek yàlla na ko yàlla mottali Baara monsieur le maire ñu ngi lay ñaanal fa nga jëm honorable yàlla na la yàlla woyefalal yan bi du ma ne yàlla na la yàlla woyefal sax waaye yàlla na la téeñ ndax it na ku yoroon commune tey nga war taxaw pour département bi yëpp kon yan wi dolleeku na waaye yàlla kum yan téeñ la ñu ngi lay ñaanal yàlla ci turu sunu wayjur Papa Saer kàddu yi mu waxoon ëpp na lii waaye ñu ngi jéggalu tey sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. am nañ ci contentement boo xam ne fu ñu toll ñu ngi koy wax ñu ngi koy wane ñu ngi koy doxee terrain de basket bi xëy na sax yéen a ngi naan amul ci banlieue bi ñun ay basketteurs lañ joué nañ championnat Sénégal joué nañ fu nekk du ma ne banlieue bi Dakar si boppam ngeen di wax club yu mag yi fi nekk ñëpp ku si nekk bëgg nga am terrain bu mel nii mais xëy na yàlla ñun la dogal ñu am ko fii si Yëmbal monsieur le maire Bara Gaye defal ñu ko ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mottali yéeneem fii ci dëkk bi ndax gis nañ ni ñun de basketteurs yi lépp lu mu ñu waxoon defal nañu ko parce que newoon nañu dinaa leen defaral terrain bu dàq bi ma leen jëlee woon te bii romboon na suñu njoot parce que xalaatuñu woon ne sax terrain bi dina mel nii. waaye tàcc leen loolu waaye applaudissez. ba tax na nag ñu ngi la si ñaanal bu baax di wax na nag waa dëkk bi ngeen xam ne terrain de basket bii bijou la mën na def lu nekk ci dëkk mën na canaliser xale yu bëri
yu waroon dem dox yi wala ñu dem faneen ak faneen ñu ñëw fii di def sport étude di jàng ba pare di def sport xale bi dina si jëlee yar dina si jëlee njàng dina si jëlee wérgu yaram surtout ba tax na fi mu ne nii may wax ak yéen lu mat 100 élèves ou bien 100 et quelques ñu ngi fi di def camp de basket pour vacances yi ñu leen di surveiller bu baax ci seen njàng ak ci lépp loo xam ne mën nañ ko ak ñoom di woo nag waa dëkk bi yëpp ñu jàppale ñu te xam ne club lañ fi bëgg a teg mu tudd Yeumbeul basket club comme ni ñu ko waxee woon ak monsieur le maire. oui comme ni ko dëkk yëpp amee noonu lañ ko fi bëgg a defee di woo nag képp ku dëkk ci dëkk bi nga ñëw jàpp ci soo amee sa doom tamit nga indi ko mu nekk fii ñu ngi ñaan nag di tàllal loxo ñëpp bépp autorité bu dëkk ci dëkk bi rawatina monsieur le maire dénk nañ la suñu bopp comme ni ñu ko waxtaanee woon sa bureau incha allahu rabbi yàlla mën na ko yàlla mottali yéene bi ba tax na nag xale yi basketteurs yi kontaan ci yow moo tax ñu defaral la benn surprise boo xam ne moom lañ la bëgg a jox xeeb nañ ko nag xeeb nañ ko trop mais xam naa li ci kanam raw li bët incha allahu rabbi bi ma ñëwee ni dama fiy def place publique dafa xawoon a compliqué ba nit ñi jàpp ni kenn mënu ko fee def kenn du fi jógee alors bi ma ñëwee woo leen waxtaan ak ñoom ni leen dama fi bëgg a def lu mel ni ñoom ñëpp kenn gëm ko woon yàlla dogal nag waa koñ bi jàppale ma ci bu baax a baax fii premier poteau-lampe bi nekk ku ne xam na ni garab gu mag moo fa nekkoon am ci ginnaaw benn école arabe fii yëpp ñu koy yatte ba dootoo gis mbedd mi agressé nañ fi nit bëccëgu ndara kam agressé nañ fi nit guddi boo fi musaane jaar nit ñi dañuy tiit ma jàpp ni Yeumbeul mérité na leneen lu gën a baax lu gën a yaakaarlu li nga xamante ni mooy li fi jotoon a am alors ñu ne nañ ko defar njëkkoon a commencé di ko defar am entrepreneur bu ñëw mais comme ni ko Anta Diop waxee dinaa ñëw ci moom man sama liggéey dafay metti parce que dama koy contrôler sama bopp bi nit ñi demee di jàngi ñii pharmacie ñii defi droit ñii defi science de la vie et de la terre dama dem jàngi management des projets de développement man nu ñuy liggéeyee projet de développement loolu laa jàng man jànguma leneen sama projet maa koy xalaatal sama bopp réfléchir ko sama bopp rëdd ko tëralal ko sama bopp implémenter ko def suivi évaluation bi xam résultat yi ma ci war a am noonu laay liggéeyee lenn kay laa mënul def téye turel wala ma téye tournevis wala leneen mais projet de développement loolu laa xam moo tax su ma la joxee liggéey lu ma la bëgg lu ma la wóolu ah tey nga dee am nga problème dama lay topp di la xool tànk ak tànk parce que du ma jël ay millions yoo xamante ni millions yi santul gay millions wu dëkk bi la jox ko nit bàyyi ko mu def lu ko neex moo tax premier entrepreneur bi mu ñëwee aw ma ci satisfaction dama ni ko arrêtel woo Anta Diop ndax liggéeyam doy na ma mooy directrice générale SCI Ngunta man ku ma sa liggéey doyul du ma la boole kenn ba ma tabaxalee imam Mouhamadou Sakhir en un temps record ba ñëpp kontaan ñëpp félicité ma ci tey lii moom laa ko joxaat mu def ci liggéey bu mucc ayib xam nga nag Anta da di tubaab dama ñëw ni ko lu rafet laa bëgg mu ne ma écoute je vais mettre des bancs contemporains écoute je vais mettre voilà du plexiglas sur puis je vais mettre voilà te doomu Yeumbeul la doomu sunu papa Dame Diop Mansour la mu bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax moom sunu sœur la et témoignage bi may def ci moom wax naa ko ci sama page Facebook Anta elle est courageuse liggéeykat la yoonam nekkul ci yenn mbir yi elle est apolitique day liggéey viens là toi tu es ma sœur toi tu es ma sœur alors liggéeykat la elle est désintéressée ci yenn mbir yi donc voilà et puis ce n'est pas parce que son papa Dame Diop Mansour moo ko jur moo tax ma jox ko liggéey bi professionnalisme moo tax ma jox ko liggéey ñam ko benn yoon mu baax ma ni nañ ko tollanti c'est comme ça que ça s'est passé tey su dul woon sa professionnalisme sa détermination
ce sens élevé des responsabilités ak ce désintéressement donc du ma la woon jox liggéey bi parce que liggéey bi du sama liggéey Yeumbeul la donc bravo et merci d'avoir quand même réalisé ce bijou en un temps record donc je te dis merci nga yóbbul ñu nuyoo góor gi ziaral ñu ko parce que moom sagu Yeumbeul la ñu ngi koy ziara bu baax a baax leneen li ci des mooy waa koñ bi yéen a ko moom xaj na mën naa fi sax gëj tey mën na am sax dootuma fi teg sama tànk mën na am sax bu ma fi ñëwee bala ma fay ñëwati juróom-benni weer wala cérémonie ba cérémonie yéen a ko moom xam leen ni nag alalu Yeumbeul la ñu jël def fi donc ñoŋal leen ko bu leen ko yàq bu leen buddi garab yi bu leen jël spot yi ci suufu làmp yi bu leen yàq panneau yi grillage yi bu ci booy yi di yéeg yéen a ko mën a sàmmal seen bopp incha allah dana am ñoo xamante ni ay agent wu maire yi la ñuy doon danañu ñëw di ko garder mais bëgg naa après waa koñ bi def benn comité de gestion boo xam ni yoonu maire yi du ci nekk donc place publique bi nekk Caaroy Kaw li tax mu dund boobu ba léegi c'est parce que dafa jege maire yi di ko saytul boppam bi nekk Yeumbeul li tax mu xaw a gën a gaaw a yàqu parce que dafa xaw a sori maire bi te amul comité de gestion boobu defaraat nañ ko ñaari yoon ci kaw place publique bi nekk Caaroy Kaw donc bii aussi dama bëgg ñoom Awa Ndiaye ñoom sëñ Xaadim ñoom Maam Cheikh ngeen takku ànd ak jigéen ñi nekk ci koñ bi ngeen toog ngeen waxtaan ak basketteurs yi ngeen mettre en place seen comité de gestion mën ngeen dem ba tëral ni comme ni ko délégué de quartier bi waxee baare mbedd nag dafa war a xewi nag ci Yeumbeul nag surtout nag fii nii Thierno Ndiaye bi parce que tali bu jëm la ba buun génn route nationale jaari Kër Massar très sollicité mais souvent da ngay jaar fekk ñu baare ko effectivement nit ñi il faut ñu koy baare parce que bu ñu bëggee def cérémonie amuñu fu ñu ko def il faut ñuy baare mbedd mi mais ay la yëwoon place publique bii nit ku ko feesal moo xam ay jàng la moo xam cérémonie bu mu mën a doon moo xam mariage la moo xam ngénte la ku ko feesal ma xam ni kenn ëpp la mbooloo donc ku ko soxlaati na ñëw ci comité de gestion bi ngeen war a monter yéen a xam naka ngeen di tëralee man incha allah bu làmp fayee ñëw leen ci man danaa defar bu pavé pëtëxee ñëw leen ci man ma woo Anta bu séer so dammoo incha allah danañ ko defar bu garab yi kii voilà lenn rek lañ mënul nag jóge mairie ba ñëw di arroser garab yi yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci kër environ yi donc organisez-vous ngir mën a jël ndox di sotti ci garab yi loolu lu am solo la sunu mbokk yi nga xam ni ñoo doon takk fële fas yi aussi wax na ak ñoom parce que foofu incha allah dama ko bëgg a pavé ba mu dem ci école bi nga xamante ni lii dana gën a continuer rafet donc loolu bëgg naa ko bu baax a baax en tout cas kontaan nañu si waa Yeumbeul ndax ni ngeen ñu sagale lancé naa ñetti appel d'offre ci semaine bi ñu génn beneen bi mooy bu ñu jógee ci place publique bi incha allah tey bu ñu amoon ay jàpp dinañ vidéo projecteur danañu wane loolu yëpp donc danañu commencer ci place publique bi nekk ci mairie bi danañ fa def benn salle des fêtes nga xam ne xale yi dootoo leen soxlaa dem ay yëngu leen wala voilà grand théâtre te jaratu koog yooyu salle bu moderne on a déjà lancé le marché su ngeen jaaree buntu mairie ba fekk ñuy jéem a dajji place publique bi di samp yenn deeg yooyu xam leen ni liggéey boobu moo commencé incha allah fii nga xamante ni mooy maternité Gallo Dia xam na ni foofu du woon maternité fa la mairie bi njëkkoon a yegg ci Samba Yoro donc dal bi ci kaw ba ci suuf dafa commencé di yàqu ren jël naa 160 millions pour dugal ko fa dañ koy terrasser rap ba mu jeex takk ñu tabaxaat ko tabax bu mucc ayib autorisation yi ñu ci waroon a def bind naa ministère jaarale ko ci ki nga xamante ni mooy docteur Dieye autorisé nañ ñu ko incha allah bu ndox mi wàññeekoo ñu lancer appel d'offre bi su ko nit gañee ñu terrasser ko defar liggéey bi ci 6 mois incha allah comme ça nga xam ni danañu amaat maternité Gallo Dia bu gën a moderne bii nga xamante ni moom la ñu am lii nga xamante ni mooy école élémentaire Baye Issa Fall pratiquement liggéey bi commencé na ba pare fii ci Afia ndax Afia seen problème moo doon école élémentaire bi may defar li nga xam ni moom mooy collège bi dañu ni woon école élémentaire lañ bëgg te lu waay bëgg rek pare nañu pour dem wuti ko ñëw jox leen
donc lancé nañu ko gars yi commencé nañ fuuy suñu paree dañuy yëkkati yéen sama mbokk sportif yi ñi doon wax naan dana amum du am commencé waat nañ ko te bala ñoo teggi suñu tànk dañ fa football match ba pare ci gazon synthétique muy terrain central boobu nag dama bëgg bu ñu fa dee football alors man ma woo sama gars yi Yewwi Askan Wi ak waa maire bi man nag maay takk capitaine wala Bilal daf may abal capitaine wala ma jox ko Adama Sarr parce que njool la te xam naa libéral alors beneen équipe bi nag dama bëgg Amadou Hott takk capitaine bi foofu Amadou Hott laa bëgg mu takk capitaine bi foofu bu ñu lalee gazon synthétique bi ci terrain central ba pare alors moom laa bëgg mu takk capitaine na jël ku ko neex nag ci Benno Bokk Yaakaar incha allah waaye Yewwi Askan Wi danañ leen dóor 2-0. alors génn nañ ci ay élections nous sommes tous de Kër Massar nous sommes tous de Yeumbeul li tax may gërëm man samay adversaire mooy fu mu gën a méttee fa laay gën a kontaane ndax day tax ma génnee le meilleur bi nekk ci man ku ne xam na ni benn ministre rek lañ doon jàkkaarlool ci élection locale yi ren ñu jàkkaarloog ñaari ministre yu doy waar ministre du commerce ak ministre de l'économie yàlla leen yàlla defal li gën ndax Macky Sall tas na gouvernement bi tey bon li ci des yàlla na yàlla def li gën yàlla def li gën mais pour vous dire que rek suñuy frère lañ ak suñuy sœur li tax ma leen di tudd tey mooy bërki démb Amadou dafa jël xalimaam bind wax ni élection yi jàll na accepté na ni perte na félicité ma loolu mooy gentleman. Assome Diatta jël xalimaam bind ci Facebook am accepté ni gagné nañu ko félicité ñu ñun waaye Yewwi Askan loolu mooy gentleman. loolu moo wane ni ay adversaire d'un moment la ñu woon mais duñu ay ennemi duñu ay ennemi mbir nag boo ci nekkee def ci li ci war ngir boo gañee nga xam ni mérité nga ko suñ la gañee nga xam ni def nga li nga waroon a def loolu moo tax su ma nekkee ci campagne damay mel ni gaynde bu ma nekkee ci campagne électorale damay mel ni gaynde parce que chance yëpp lay jël xëcc ko sama côté noonu lay politiquer mais jàppalu ma kenn lenn yàlla dogal na nag 2014 maa leen dóoroon 2017 ma dóor leen 2-0 janvier 2022 ma dóor leen 3-0 alors juillet 2024 ma dóor leen 4-0 mais doy na nag doy na man dootuma compétir ak ñoom jàpp naa ni koo dóor 4-0 yaa ko mën donc bàyyee naa leen Yeumbeul après dinaa xool kenn ku ma leen di jox rek bu jàkkaarloo ak ñoom ñu xool ba xam ñoom dinañ mën ci kooku dara